di wax ci lu bon ci moom te dee na est-ce que ku dee rek dañ ko war a seetaan te yéen ñii ba tey jii ñëpp Macky Sall la ngi dunde metti na nag mi ngi dundaloo nit yi ay enfer sur terre waaye tey jii mi ngi neex boo waxee kenn du wax suba bu dee nga bëgg a nettali jaar-jaaram ñu la non maana ci yàlla moo ne boo gisee ku dee wax ci lu rafet rek wala nangam te yàlla am ñu dee mu wax ci Quran bi di leen tëkku te ba léegi mi ngi ci alxuraan te dee nañ ay at ñooñu doo leen bàyyi bañ a wax ci ñoom xanaa kon léegi sooraat yooyu noonu saar yooyu dañ ko war a effacer parce que kooku dee na kenn waratu ko jàng parce que kenn waru ko jàng voilà lii la boo ne Djibo Leyti kaa ngi ne bu bàyyi ko yàlla yërëm ñaanal ko mais comment nan lañ mun a bàyyi Djibo Leyti Ka nan lañ mun a bàyyi benn Moustapha Niasse bi nga xam ne buñ juddoo ba léegi mi ngi ci buñ juddoo ba léegi day politique buñ juddoo ba léegi mi ngi ci pouvoir bi nan lañ mun a bàyyi benn Aminata Mbengue Ndiaye bi nga xam ne bu mu juddoo ba léegi ministre la bu mu conseil économique et social ma nga fa nan lañ leen mun a bàyyee ña nga xam ne buñ juddoo ba léegi yàlla dafa mel ni yàlla dañ leen sàkk pour ñu moom pouvoir dañ leen a sàkk pour ñu jiite ñu dañ leen a sàkk pour ñu moom dañ leen a sàkk pour ñu toroxal ñu léegi ñooñu adduna bi yëpp dañ leen war a accepter mais buñ desee lu dul maanaam ñu dee kenn waratul wax dañu war a noppi quoi am sax ñu naan nañ leen ñaanal donc lañ mën a wax moom mooy il faut que sénégalais yi am bëgg-bëgg ci seen réew am conviction ci seen réew am soppe ci seen réew bëgg sa réew nag ne veut pas dire toog sa réew déedéet mooy li ma doon wax nit ki bëgg na réewam toog ci réewam parce que munul dem fenn nit ki bëgg na bañ na réewam sax toog ci réewam te munul dem fenn nit ki bañ na réewam toog ci réewam parce que amul possibilité génn nit ki bañ na réewam et cetera donc toog ci réew ne veut pas dire bëgg réew ma la ne sa xol yàlla xam na ko la nga bëgg wala la nga tante yàlla xam na ko ñaata ñoo fi tante ba sonn amuñu visa toog ca réew ma boo waxee yow yaa ngi ci kaaw ba yaa ngi fële yow ma toog foofu noonu du sa bëgg-bëgg loo ma toog foofu noonu yàlla boo la gën a jege sa buumu xol xam ne du sa yéene xam ne doxoo sax pour toog fa waaye moom ci boppam moo la fa dëj am na ñi nga xam ne ñi ngi dem di ñëw taxul ñu bëgg réew ma am na ñu nekk ci bitim réew gën a bëgg réew ma ñaata milliards la diaspora bi di dugal biir Sénégal ñaata milliards laa la wax par année des centaines de milliards par année la diaspora bi di dugal Sénégal la diaspora bi dundal seen i baay di dundal seen i yaay ñaata kër ñooy dank ceeb di lekk diaspora bi lañ ko yónnee ñaata kër ñooy naan ndox diaspora bi fay ndox mi ñaata kër ñooy taal la courant di tàkk seen kër diaspora bi lañ koy yónnee kooku kan moo ko gën a bëgg réew mi ku jaayante dëdd réew ma dem cam réew de jaayante di rayante matin midi soir di yow 5 heures du matin di tëddaat minuit 5 heures de temps 4 heures de temps nga koy jaayante yow nga ne yow mi toog Sénégal yow yaa gën a bëgg réew mi waajooju noonu déedéet da ngay nax sa bopp tu te trompes éperdument tu te trompes lourdement ña nekk bitim réew 90% yi ñoo gën a bëgg réew ma ña toog ca réew ma am na ñoo xam ne dañoo dem bitim réew lambaat mu dëgër këcc ñu daw ñaata xam nañ ci des junni nit junni sénégalais yu foogoon ni kaaw ba dañuy for xaalis ba lu foogoon ni kaaw ba da ngay wàcce xaalis bi 15% du budget sénégalais ou 20% du budget sénégalais mi ngi jógee bitim réew ceeb kër gu lekk ceeb Babylone oo ko yónnee kër gu naan ndox Babylone moo leen ko yónnee kër gu fay courant Babylone moo leen ko yónnee kër guy dund bu tane Babylone na leen koy yónnee ku mun a xeeb am nañu jóg Sénégal dem Babylone ne dañuy jéem a góorgóorlu liggéey balaa seen visa di jeex ñu ñam liggéey boo xam ni mu toll leen foo xam ne ñàkket lañ ko fa def daw demaat Sénégal ñokket dem naan wooy man maa ngi nii de man sama réew laa gëm yaa mën a fen ba nga demee foofu ñu lay yee 4 heures du matin ngay sangu di préparé wu pour dem liggéey 5 heures du matin 6 heures du matin nelaw ya jeex dund gu neex a jeex toog ñu lay jox lekk jeex boobu ba nga xoolee te ñi ma lu metti ku bëgg lu facilité nga ca nga dawee dem ca nga dawee ne ñokket dem xam nañ ci ñu bari ña nga toog Sénégal ñaata ñoo fa toog seen yaakaar tas ñu daw ñibbi Sénégal est-ce que ñoo gën a bëgg réew ma
est-ce que ñoo gën a bëgg réew mi ña nekk ci bitim réew donc réew bëgg-bëgg bi lépp ci jëf la bëgg-bëgg bi ci teg poser ay jalon la bëgg-bëgg bi du toog rek sa réew ne man damaa bëgg réew mi man damaa sopp réew mi man damaa naw réew mi déedéet du lool de xeex bu gën a metti mooy xeex ba ngay dépenser ci sa bopp ba ngay dagg ci sa bopp di jox nit di ñuy lekk loolu boobu moo gën a metti ci xeex bi parce que sama bàyyi ne na xaalis dafa sax ci bakkan xaalis dafa sax ci bakkan génne ko di ko joxe il faut nga am xol bu rëy pour mun ko def xaalis dafa sax ci bakkan génne ko di ko joxe génne ko di ko joxe foog nga jaayante ak sa bakkan bakkan du fa des kooku rek moo mun a joxe kon ñu nekk ci bitim réew gàcce ngalaama kenn gënu leen bëgg réew ma kenn gënu leen bëgg réew ma xam nañ ci dara kenn mënu leen diaboliser parce que xam nañ leen kenn mënu leen intimider parce que xam nañ leen xam nañ ne ay jàmbaar dëgg ngeen jàmbaar dëgg koo xam ne budget bi buñ ci génnee 15% à 20% réew ma naax saay kon nag gàcce ngalaama yéen donc tey boo leen demee ba nit ngeen di deele ay nit di fa dee ñu Macky Sall taxaw naan ay non kenn du fi indi ay néew nañ leen suul foofu Sénégal yëpp a war a taxaw déedéet du diaspora bi rek a war a wax diaspora bi waruñu leen seetaan ñu war a wax ñoom kese diaspora bi ñaata la ñuy dundal ci doomu aadama yi 5 kër yoo fëgg 5 kër yoo fëgg 3 kër yi 3 kaaru kër yi yëpp diaspora bi leen di jox luñ dundee 5 kër ndakaaru boo fëgg 3 kaar yëpp waa diaspora bi leen di jox luñ dundee kon tey bu ñu demee ba Sénégal Macky Sall taxaw moom te bu doomam deewoon wala doomu Aly Ngouille Ndiaye ci kaaw ba dinañ ko indi ñu bëgg a taxaw ne ña dee ci Covid bi ñooñu noonu nañ leen suul foofu nañ leen fàtte foofu noonu donc kooku Sénégal yëpp a war a taxaw ne déedéet ñii waa Sénégal la suñu doomu réew lañ fii lañ leen di suulee fii ci Sénégal ci suñu réew ñu jël matuwaay yi suul leen fii seeni mbokk jege leen ay baayi jàmbur lañ ay yaayi jàmbur lañ ay frère jàmbur lañ ay sœur jàmbur lañ kenn du leen nangu ñu lakk leen parce que dañ leen di lakk parce que kaaw bi da ngay jënd bàmmel kaaw bi da ngay jënd bàmmel sinon dañ lay incinérer ñu bari dañ leen incinérer boo mënul jënd bàmmel dañ lay incinérer 80% ci Covid bi ñu bari dañ leen incinérer dugg leen ci ay four bés mu lakk leen bañ doon dóom ñu defal leen ko ci butéel wala ñu defal leen ko ci ay boîte jox leen ko ñu yóbbu seen néew pëndëx ñun kan mooy ñaan ci ñun sa baay ñu taal ko def ko pëndëx jox la kan mooy ñaan ci ñun sa yaay ñu taal ko pëndëx jox la ko ne la yóbbul ñun est-ce que suñu diine daf ñu nangul loolu est-ce que suñuy aada nangul nañu loolu donc loolu du combat wu diaspora bi combat wu askanu lëmb la moo tax combat boobu Sénégal yëpp la ñu waroon gis ñu taxaw ci gar ci seen bakkan wallahi la azim koo xam ne bu dundee ma dund bu liggéeyee jox ma lam may jox man moo koy dundee donc bu dundee ma dund bu dee maa day taali ñu jël ko fàtte ko sànni ko ca bitim réew ñu lakk ko yow day mel ni yow ci sa bopp day mel ni kooku deewul du mus a dee ci sa bopp bi parce que xamul tax day des ci yow chaque jour da ngay xaar ni dina ñëw et ça boo suulee nit gis bàmmelam kooku da ngay xam ni dafa dee chaque jour da nga fay dem di ko ñaanal waaye imagine toi nit ñëw na waaye ok maa ngi dem kaaw liggéey di la yónnee lekk di la yónnee naan xëy rek naax saay feebar coronavirus bi dee ñu lakk ko mu seey mais est-ce que yow si dans ta conscience di nga jàpp ni kooku dee na mukk chaque jour que Dieu fait da ngay xaar mu ñëw chaque jour loolu moom mel ni tamit ñi nga xam ne dañuy dugg ci gaali daanu ci géej gi da ngay gis dañ leen wax sa doom deena wala sa sët deena wala sa jarbaat deena mais doo ko gëm da ngay jàpp ba léegi ni deewul nit ki bu amee bokk ak yow bu nekkee ci naqar da ngeen war a taxaw xam nga neexul ci xol nit di naan sénégalais dañoo égoïste sénégalais dañoo hypocrite neexul ci xol parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais autocritique la donc ku ci nekk ci ñun war nga mun a taxaw jaayante ko pour li nga xam ni moo wokk sa morom xuuri la yow waaye diaspora bi rek laa ci gis ñi ciy def ay live di kaas waa Sénégal mel ni diaspora bi bokkuñu ci te Macky Sall bu ci doomam deewoon ci Europe bi billahi dina ko indi bu doomu Aly Ngouille Ndiaye deewoon ci réew mi dina ko indi bu deewoon bitim réew dina ko indi bu doomu Idrissa Seck deewoon bitim réew wallahi duñ ko lakk dañ ko indi li dafa naqari ci xol
ñan ñoo ko mun a seetaan dafa metti te ñëpp dañ ci war a taxaw ñii nag dañoo jóg pour toroxal ñu instant yi indi nañ ay oto yu bare oto yoo xam ne oto blindé oto yoo xam ne yi ngan Nations Unies yuñ blindé xal ma won leen photo yi Aly Ngouille Ndiaye foog ngeen xool ko donc Aly Ngouille Ndiaye doon ko inauguré pour ngeen préparé wu te xam ni gars yi bàyyiwuñ de 3e mandat bi oto yi lañ indi Aly Ngouille naa leen woon léegi Aly Ngouille Ndiaye di ko inauguré gars yi guerre lañ pare de woo nañ ñu ci guerre naxuñu xoolal lii Ndakaaru Njaay Jal Jóob xool leen bu baax de oto yaa ngi nii ay blindé char pour combat pour xeex kii Aly Ngouille Ndiaye la moo ko doon inauguré nii ak commissaire Arona Sy ñëw na ki nga xam ni mooy rajaxe nit ya moom tamoon place de l'indépendance tiré rek la xam tiré dégagé tiré gars yi di dóor kooku Macky Sall indi na ko te procureur waxoon na fi ne dañuy topp dossier am pour ay crime contre l'humanité yi mu def 12 morts 11 morts des blessés graves comment dirais-je Ousmane Ngom bi nga xam ne tey dafa dem ci Macky Sall ak Arona Sy ñoo ko def askan wi mooy pour 3e mandat wu Abdoulaye Wade kii kan la Aly Ngouille Ndiaye seen ministre de l'intérieur ñu ngi ni oto yaa ngi nii de 3e mandat bi pare nañ de préparé wuñ benn 2e dauphin préparé wuñ kenn ci seen parti Macky Sall mooy ñëwaat amul benn mission ñu ngi nii c'est eux qui se préparent c'est la police sénégalaise kii c'est la police ay dragon yii kii moo rayoon Mamadou Diop oto yii indi nañ ci benn lañ ci yaroon gis nga ñi ngi nii yaa ngi gis oto yaa ngi nii oto yii ñoo rayoon Mamadou Diop yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moom Arona Sy oto yaa ngi nii nag oto yaa ngi nii donc préparez-vous Arona Sy moom mi ministère de l'intérieur ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye indiwaat nañ ko parce que moom mooy chef de bande bi nga xam ni brimade n'est-ce pas rey doomu aadama tuur deretam jaar ci kawam la doon def te pourtant bu Macky Sall jëlee pouvoir bi def na woon procureur bi nañ teg dossier Arona Sy le commissaire Arona Sy mu ne woon commissariat central kooku nag ñëwaat na mi ngi ministère de l'intérieur ak Aly Ngouille Ndiaye c'est vraiment pas de la rigolade donc préparez-vous à une guerre sanglante ne Macky Sall préparé wul kenn ci parti moom ci boppam xam nga Abdoulaye Wade da doon préparé doomam ñëpp gis nañ ko flagramment bu muy def car bloquant bi ba muy teg ay stratégie ci assemblée nationale loolu lépp pour doomam la woon da doon xàll baabal di puus ñax yi pour doomam jàll n'est-ce pas Macky Sall nag bu fekkoon dañuy bàyyi leg réew mi rek dem yoonam kon dina am ku muy préparé ku ñëpp askan yëpp di xam ni kii mooy représentant ñoom Macky Sall kii mooy représentant APR mais dafa ko kan ngeen gis ni mi ngi koy préparé daf ne bu ma leen waxee kon waa parti bi dootuñ liggéeyati dañuy taxaw pour remplacer ma mais bu ma leen waxul n'est-ce pas du ma ne oui du ma ne non parce que bu ma nee oui donc askan wi yëpp dañuy jaxasoo maanaam xeex boobu noonu il faut que ma préparer ko parce que dinaa ne oui mais xeex boobu il faut ma préparer ko doog a wax oui nga xam ne askan bi bu ñu génnee dinaa leen massacrer def leen pëndëx tegee leen nële di leen jaay mais bu ma nee non sama parti dañuy génn di reyante pour remplacer ma donc bu fekkoon day préparer keneen mu ñëw partem di nga gis kenn ñu ne kii mooy 2e dauphin à part Macky Sall kii la ñun kii lañ bëgg a fal mais dafa ko gisu leen kenn koo xam ne Macky Sall jiital na ko ne bu ma fi jógee dinaa fi jóge mais kii laay fal donc préparé wuñ kenn donc ku préparé wul kenn nag sa bopp nga préparé bu fekkee da ngay préparé bu fekkee amoo doom
yaa ngi liggéey pour sa bopp